Bientôt au Sénégal, Lions of Africa présente Total India. Après avoir effectué 2 visites en Inde, en passant par la Norvège, Lions of Africa décide de rendre la balle au Sénégal. Une fusion de cultures indienne et sénégalaise dans une atmosphère de folklore. Sous la présidence de Monsieur Macky Sall et sous l'égide de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Sous le parrainage de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Les 6, 7 et 8 mai 2022 à Dakar, Saly et Saint-Louis. Les cultures indiennes et sénégalaises à l'unisson. Lions of Africa. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokki internet yi safoo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbégte la ñuy am. saa su nekk di janoo ak yéen ci jotaay yi nga xamante ni dañu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne si nii actualité la mu soxal réew mi ñu tuddee ko le point de la rédaction Moustapha Mbaye laa ci àndal dama koy bàyyi mu dal ci nuyoo ñu soog a jaar ci waxtaan bi Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun ci suñu émission bi di le point de la rédaction di nuyu suñu technicien bi Libaas. ayca dañu koy doore ak wàllum politique ak li nga xamante ni jamono ji ñi ngi koy gis ñu mën ko tuddee mercato politique donc gis nañ ñi nga xamante ni ñoo bokk ci kujje gi ñi ngay def lu ñu mën pour mën a booloo ci ay coalition gis nañ ki nga xamante ni moom moo di Pape Diop di bokk gis-gis moom daal di nay dem ci coalition bi nga xamante ni moom mooy buntu bi waaye loolu am na aussi loo xam ne si ni tamit démb ba léegi ñu ngi koy wax muy Dame Mbodj mi nga xamante ni moom dem na bokk ci li nga xamante ni moom moo di Yewwi Askan Wi donc moom nag ak Mamadou Lamine Diante ak ki nga xamante ni moom moo di Maymouna Bousso ñoom nag ñu nekk ay syndicaliste donc bokk ci li nga xamante ni moom moo di jàngalekat yi daal dinañuy dem fekki ji Yewwi Askan Wi ngir ànd ak ñoom ci élection député yi ñuy daal di jëm waaye Macky Sall moom it ca beneen boor ba yore pouvoir bi donc moom ma ngay jënd li nga xamante ni moom mooy ay maire yu mu ñëw en tout cas ma ngay du ma wax jënd sax en tout cas ma ngay jël ci maire yi nga xamante ni ñoom la ñu jot a fal ci élection locale yi ñu génn bokk ci parti wala yeneen coalition yi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci kujje gi Moustapha ci loolu la bëggoon ñu wax ci ñu gis que ni jamono ji moom jamonoy rassemblement la jamonoy booloo la jamonoy ut ay nit la jamono ut ay responsable ngir mën a taxaw nga mën a am taxawaay bu am solo ci li nga xamante ni moom mooy élection législative yi ñuy jëm naka nga gisee tey li nga xamante ni ba nga koy wax léegi mercato politique bi ñuy gis. waaw noonu la comme mercato ni muy demee rek am ay transfert ñiy jóge fii dem fii ñiy jóge fële dem fële ñi amul club wut agent bu baax pour mën a am club boo xam ne fa la ñuy nekk jaare fa gën a am visibilité seulement bii nag dafa am ay calcul yu bëri yu laaxatu ci ginnaaw parce que am na ñoo xamante ne tey jii bu ñu sañoon dañuy demal seen bopp liste la ñuy demee mais ñu gis ne parrainage yi ni ñu ko tegee caution bi ni mu ajoo ak doole gi campagne laaj foog nga am benn coalition bu diis boo xamante ne moo lay mën a porter te danger bi nga xamante ne moo am ci ralliement yi nga xam ne yaa ngi koy gis un peu partout mooy da nga dem bokk ji fenn foo xamante ne daanaka bu ñuy defar liste yi boo moytu gedda lay dese parce que na nga ko yaakaaroon ak na nga ñëw du doon benn dina am ñoo xamante ne ils ont été là dès la première heure ñu ngi fa woon toog depuis ba ñuy sos coalition bi am seeni militants ñu war leen a classe dem si liste yi moo tax pour man problème bi du nit ñi di ñëw di dajaloo nii loolu baax na nit ñi dañ ñëw gën a bëri mais fu ñuy def commencé defar liste yi pour man foofu nag la coalition yi di jàkkaarloo ak lu méttee métti mais comme ni nga ko waxee nii léegi buñ njëkkee ci ñi nga xamante ne mooy mouvance présidentielle bi nga xamante ne dañoo opté jël ñi nga xamante ne ay maire la ñu woon te ñu yaakaar ne buñ leen woo dinañ ñëw apporter ñu leen di woo moment boobu ñu ngi doon wax ne Yewwi li mu mën a def rek mooy renforcer te ni muy renforcer du lenn lu dul képp koo xamante ne yaa ngi ci ku jëg politique bi ñu jàpp ne buñ la woowee nga amal leen njëriñ nañ la woo képp koo xam ne xam nañ ne sa gox mën nga leen apporter dara ñu woo la parce que au finish lan la ñuy wax
Yewwi ñaata député la am Benno ñaata député la am beneen ak keneen ñaata député la am donc foofu li fay am solo mooy li ñuy compter ba bépp leader boo xam ne am nga base nga am ko moo gën nga ñàkk ko loolu nag loolu la ñi nga xamante ne ñooy ëttu politique yi comprendre jamono ji maintenant concernant nag li nga xam ne mooy ñëw bi nga xamante ne Dame Mbodj ñëw na ko ak Mamadou Lamine Diante ak Maymouna Bousso ak ñeneen parce que bëri nañ démb maa ngi jàng seen communiqué bi waaw dafay benn renfort boo xamante ne indil nañ ko ñële nga xamante ne mooy waa Yewwi Askan Wi parce que ay figure yoo xam ne dañ leen di présenter Sénégalais ñoom ñëpp xàmmee nañ leen ci politique bi wala ci syndicalisme bi ak yooyu yëpp ràññee nañ leen ci kon pour man beneen force la boo xam ne dafay dimbali li nga xamante ne mooy Yewwi Askan Wi gannaaw bu Adama Gaye ñëwee waa syndicaliste yi dooleeku si waat yooyu yëpp bu ko dajalee après je me dis que buñ demee tey ji di def benn marche di dox am na ay figures yoo xam ne boo leen gisee ci caravane bi noonu mën na apporter lu bëri am ñoo xamante ne nit ñi dañoo am facilité bi ñuy waxee am ñoo xamante ne dañu mën a dajale ay nit yooyu yëpp boo ko dajalee ci biir coalition mën na doon benn chance boo xam ne dafay dolli say chance pour nga mën def résultat bu baax waaye ñooñu nga xam ne si ni tudd nga leen de léegi mu Yewwi Askan Wi te ñu am renfort ku ci mel ne Dame Mbodj Mamadou Lamine Diante et c'est Dame Mbodj boo doon déglu ay discours am ñu bëri dañ ko doon wax naan ko da ngay politique ci li nga xamante ni moom ku jigi nga bokk muy bañ mais est-ce que lii tey du jox raison ñi nga xamante ni dañ ko doon wax ne ko ci kujje gi nga bokk waaw moom ñëpp xam nañ ne ci côté kujje gi la mës a féetee musul ànd ak mais dafa doon bañ ne moom deful politique dafa doon wax ne xam nga société civile la nekk waaw xam nga nit ki fi nga koy mën a juger mooy même su ma ne tey jii defuma politique nga taxaw fi ci plateau bi di jàppale nguur gi wala ngay contre nguur gi mais tant que fekkuma la nga yor carte wala tant que fekkuma seen association nga am ci ay rôle wala nga du ma mën a da ngay def politique leneen lépp ay jugement lay doon ak ay appréciation yoo xam ne nit ñi ñoo koy def mais boo ko mësaan wax danaan aw ma carte Pastef déggoo ma Pastef defuma Pastef gisoo ma wax Ousmane Sonko te daf ko daan wax publiquement ñëpp di dégg maintenant à un moment donné mu gis ne bu demee Yewwi peut-être mën na fa bokk ci élection législative yi après parce que tamit àddina ay ambition la l'appétit vient en mangeant yaa ngi ci espace public bi yaa ngi am ay position yooyu jël nga gis ne boo demee assemblée nationale mën nga fa am benn profil boo xamante di ñu jariñ et man je suis pour ñu am genre profil yu ni mel parce que suñu législature bi ñu génne dafa mu woon trop dafa nooyoon trop Ousmane Sonko moo fa nekkoon di leen sonal te après gis nañ ne bi affaire defee ni yaa Mariam Soda aussi tamit après def na benn percée il faut le dire bi mu affaire Sweet Beauté bi juddoo après Ousmane dafa retiré wu Mariam Soda jël flambeau bi am taxawaay bu am solo bu fa yaa Déthié Fall aussi tamit doon na fa def taxawaay boo xamante ni muy côté opposition bi xam nga assemblée nationale pouvoir bi li ci ëpp ñooy ëpp doole donc opposition benn yooyu il faut nga am ay tête yoo xam ne ñoo leen di sonal et man je rêve d'une assemblée boo xamante ne dama fay gis Guy Marius Sagna gis fa Dame Mbodj gis fa docteur Abdourahmane Diouf gis fa juge Dème gis fa keneen ak keneen gis fa docteur Babacar Niang bu suma assistance gis fa keneen ak keneen koo xamante ne après da ngay xam ne ñii fi ñu leen indi nii am nañ lu ñu mën a apporter ci débat bi dina am benn yow man loolu laay waxewu ma débat mais fi may waxee mooy li nga xamante si mun doon jaay Sénégal que société civile la ñu nekk bokkuñu ci benn parti askan bi mu leen tax a jóg xam nga ñoom ñëpp daanaka posture boobu la ñu amee woon bu ñuy soog a door mais tey bu ñu ñëwee laqatuwaat ci ginnaaw politiciens yi nga xam ne si ni Sénégalais yi doyal nañ ci ñoom dañu bëgg ñeneen ñoo xam ne si ñoo leen di teewal foofu est-ce que nekkul déception wala nekkul loo xam ne si nii tey mën na indi mbetteel ci askan bi. Non, je ne pense pas parce que nekk société civile jóge fa dem defi ji politique terewuñu ko Abdou Latif Coulibaly a été mais nga ànd ak politiciens yi nga xam ne nga ànd ak politiciens actuellement askan bi vomir na leen bëggatuñ leen gis assemblée nationale parce que dañuy jàpp ne non comme ni ñu koy waxee du ma fa ànd ak politiciens askan wi vomiruñu leen parce que ba léegi ñoom la ñuy votal la preuve bu ñu demee élection gis ñi nga xamante ay liste indépendante nañ teg am ay politiciens dañuy dóor yu metti Sénégal fii candidat demal pour élection présidentielle demal dafa liiral histoire bi nga xool ñi mës a présenté wu yëpp di fa jaay affaire intellectuelle yëpp kenn mësu am 1% laa la kenn mësu ko see am au moment où ay Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade mais Sénégal soo waxee donc loolu moo tax sax li lay wax mooy waxee politicien la waaw mais amuñu image bu baax mais amuñu image bu baax d'accord parce que à chaque fois dañuy dóor askan bi c'est vrai amuñu image bu baax boo xamante ne ñu bëri jàpp nañu ñu bëri ci ñoom dañuy wor lu bëri ci ñoom li ñuy wax gëmuñu ko donc loolu moom lu fi nekk la mais comme loolu daf fay nekk am na ñu doon wax ne dañu war a moytu di piège boobu maanaam sëriñ bi bu mu dugg ci terrain politique bi parce que politique dafa salte ngay jeune nekk sa carrière nekk benn technocrate am xam-xam benn bis nga teg sa benn mouvement ne damay am bëgg a dugg ci politique bi on prend l'exemple de Pape Djibril Fall ñu ba dañ naan lu mu duggee ci politique dafa salte dinañ la def nii dinañ la def na la mais bu ñëpp defee noonu ñu bàyyi ko ak benn cercle bu ndaw ñu téye ko mais dafay gën di salte
politique dafa salte Mahfouz am na ay loxo yu set mais na fexe mu dugg si setal partem li mu mën xam nga li ma la Mahfouz ku dëggu la na fexe mu dugg mu wane ne politique mën nga ko def ak éthique mën nga ko def ak gëm-gëm mën nga ko def nga dëggu mais su Mahfouz jàppee ne politique dafa tilim dafa salte rek ba tax na mu toog këram ne yow man wax dëgg yàlla damay tegal sama tànk mën nañ def politique su boobaa mën nga def politique comme ni ñu ko waxee am nañ fi ay exemple yu mel noonu Pape Djibril Fall ni mu ko defee demee ak boppam bañ a de bokk ak Yewwi Askan Wi wala bokk ak wàllu Sénégal wala bokk ak Benno Bokk Yaakaar mais mu dem ak boppam mu xam que ni àndul ak politiciens yi nga xamante ni Sénégal yi boo waxee mais xam nga loolu Mahfouz demal soof si jamono yi nii xam nga politique ay calcul la tamit man tey jii Moustapha du ma jóg benn bis rek maam mën na damay demal sama bopp te ma am opportunité dugg ci benn coalition yoo xam ne fa lay ëppee ay chance pour dem parce que tamit après tout lu ñu wax ay calcul la de koo fi gis mu intégré benn coalition calculé na ba toog lépp ay calcul la même ku dem si Macky Sall dafa calculé ku dugg Yewwi da nga calculé ku dem ci coalition ñoom Abdourahmane Diouf ñoom dañoo xool def seen calcul gis ne ñun ñi bu ñu àndee nañ am résultat donc kon espoir moo tënk lépp luy coalition espoir boobu leen teg nag léegi yow tey jii mënoo ñëw nga toog nga xool sa bopp nga ne man mën naa dem am nga gëm-gëm peut-être am nga ay moyens peut-être am nga ñoo xam ne assuré nañ la parrainage peut-être am nga léegi yow argument yooyu nga am keneen ki toog këram amul loolu dafay bëgg benn appareil boo xam ne si lay sukkandiku pour dem moom lan la am làmmiñam la am moom lan la am xam-xamam la am moom lan la am gis-gisam la am léegi parti ba leen doole ko tur doole ko jàppale ndëgër laay ko mu mën a dem yegg fi muy yegg moo tax ku nekk rek ak gis-gis bi nga ciy demee am na ñoo xam ne ba léegi ñoom dañoo gis ne seen liste la ñuy demee te gis nga bu ñu commencé di déposer parrainage di nga ci xam dara dañuy gis benn x bu jóge fële indi ay parrainage déposé koo xam ne kenn xamu ko parce que dafa gëm ne moom am na ay moyens am na yoo xamante ne bu demee jàll ci on prend l'exemple d'un parti comme Buntu bi ay ñoo xam ne da nga leen di xeeb fàtte leen te pourtant bu demee élection ñu doo am benn député dem toog comment il s'appelle Théodore moom je sais pas sant bi nu mu santati encore waaw sant bi mu jéggal ma mais ñooñu dañuy da nga doon gis chaque fois dañuy dem élection mu nekk député wala ñu am benn résultat wax dañ koy am te pourtant balaa élection bi da nga leen di xeeb sax wala doo leen teg feneen au même moment nga amoon benn maître El Hadji Diouf boo xam ne bokkoon na te mu jul dugg assemblée nationale donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne parfois doo ko sax doo comprendre ban kii nga si mais toujours rek nañ jàpp ne ay calcul la ñuy def naka jeu de dame la rek naka ngay def ba atteindre sa objectif ñoom ñoom objectif bi ñu am rek mooy dugg assemblée nationale. Coalition boobu nga tudd léegi muy buntu bi enregistré na tamit benn li nga xamante ni moom moo di benn parti politique donc muy bokk gis-gis te Pape Diouf jiite ko Pape Diop jiite ko nekkoon fi maire de Dakar donc loolu aussi mën na yokk ay chance am moom doon comme ni nga ko waxee doon na am benn député mais bu tey bokk gis-gis ñëwee renforcer coalition boobu mën nañ am doole. xam nga boo gis dafa amoon départ bu baax bi muy doog a jóg je pense que bi mu demoon élection wala législative yi la passé su ma juumul amoon na 2 députés xaw ma 3 yoo xamante ne ci moom la ñu bokkoon donc amoon na benn départ bu baax mu am benn jamono après ñu teg fi benn coalition tuddee que la grande coalition donte amul woon tur mu ëmboon ñoom Idrissa Seck ñoom Malick Gakou ñoom Khalifa Sall mii sax ëmb ak Pape Diop bañ defoon fi benn tournée kër kilifa diine yi mais après mu am benn moment ñu toog jàpp seen jàmbur kenn gisatu leen Malick Gakou waxatul bokk Pape Diop waxatul parti def nii donc il a fallu que Yewwi ñëw après ñoom ñu commencé woon juddu léegi boo gis te tenu à carreau toujours mu nekk ci wet gi daanaka parti nag bu existé wul deful mouvement deful dara ba élection locale yi ñëw nga leen di doog a gis te ñaar nga gis ñetti représentant ñi nekk ci plateau yi di wax parti boobu daanaka dafa manqué animation loolu moo rey boobu parti mais parti boo xam ne bu amoon avenir parce que leader bi ko incarné ñëpp xamee ñu ko ci caaxaan am na benn taxawaay bi vraiment mu am jaar-jaar ci dëkk bi donc pour man waroon na mën a am ay résultats yoo xam ne moo ëpp sax li muy am jamono ji mais li leen ko waral rek mooy manque d'activité bi nga xamante ne parti bi dundi na ko manque d'animation bi nga xam ne parti bi am na ko ses militants di bàyyi dem fii Cheikh Bara Dolly bi nga amoon comme force tamit mu quitté la dem léegi boo ne boo gis pratiquement Moussa Diakhaté rek ngay wax parce que moom ngay gis muy wax ci plateau yi Pape Diop rarement lay def ay sorties et puis seen rapprochement ak président Macky Sall ñëpp doon dute naan dinañ dem du dem jamais jéemu la leeral donc yooyu yëpp di jaar-jaar yoo xamante ne dafay wane ne parti bi dafa amul doole yu bëri maintenant ñaar nag moo am soit booy bokk ci booy def coalition da nga koy def avec des hommes qui comptent ou bien avec des hommes qu'on compte des hommes qu'on compte mooy ñi nga xamante ne moom ñoom doo ngay ñëw tur la ñu am waaw ñoom doo ngay ñëw lañu mais des hommes qui comptent mooy ñi nga xamante ne ñoom bu ñu ñëwee am nañ ginnaaw am nañu nekk seen ginnaaw bëri na fa ay kii yoo xamante ne coalition yoo xamante ne daanaka association yoo xamante ne gaa xam ne tur kese fa nekk seen tur kese fa dajaloo
ñoom ñëpp koo ci dàqatu ci ginnaaw ñeenti nit wala ñeenti ñi topp ci ginnaaw te yooyu nag boo moytul parfois mën na la induire en erreur nga yaakaar ne Mahfous mi ñëw ñetti nit ko topp fekk ne yow moom benn jabaram kese ñëw moom ak jabar ñaari carte la mën a assuré te loolu tamit waaw jabaram sax wóoru ko amaana am na benn frère am wala benn sœur am boo xamante ne mi ngi fexe nu mu jëlee carte am en tout cas ci loolu la ñuy des bala ñu koy tëj donc muy coalition bu bees boobu nga xamante ni tegoon dañ ko aussi muy coalition bi Thierno Alassane Sall jiite ak ki nga xamante ni moom moo di docteur Abdourahmane Diouf ñoom ot nañ am nañu tur Aar Sénégal lañu tudd démb sax daal dinañuy déposer seen caution fële ca dépôt et consignation caisse de dépôt et consignation donc pour mën a bokk ci élection législative mu mel que ni ñoom tamit am nañ détermination waaw ñoom am nañ détermination parce que caaxaanuñu démarré nañ ñu ngi leen di xaar nag parce que coalition la boo xamante ni ñëpp jàpp nañ ni war nañu mën a créer surprise actuellement fi ñu toll dañoo positionné comme troisième force mu am benn coalition boo xam ne ba léegi dafa mel ni dégguñ ko lu baax wala yëngatoogul muy gëm sa bopp waaw actuellement ba léegi quoi ñu ñaa ngi defaraat di organiser wu gisuma ko fa jógee gisuma ko dugg da nga koy fàtte sax booy calculer coalition yeeg yooyu donc loolu tamit ma yaakaar ne mën na am benn retard boo xam ne mën na ko accuser su fekkente ne ba am na yéene bokk ci élection législative yi bon Aar Sénégal nag démarré nañ bon ñi ngi doon wax sax beneen membre boo xamante ne dooleeku na si tey j'ai oublié son nom donc ce qui veut dire que dina gën a continuer di jël ay adhérents yoo xam ne ñi ngi ñëw ñu espérer rek ne peut-être mën nañu créer surprise ci élection législative yi ñu dëgmal maintenant li ñu war a éviter rek mooy li nga xamante ne mooy confrontation entre des coalitions de l'opposition loolu bu ñu ko defee daf leen di néewal doole je pense que ñëpp mënuñoo ànd bokk gis-gis ñëpp mënuñoo ànd nekk Yewwi ñëpp mënuñoo ànd nekk Aar Sénégal mais ñu jàmmoo entre seen biir ba nga xamante ne dërëm bi du génn gaal gi mais su fekkente ne dafa dem ba jege nguur gi mooy gën nga jege opposition bi là ça pose problème mais nag voilà c'est une coalition boo xamante ne comme ni ma ko waxee démb rek c'est une coalition charmante parce que ñi ko composé ñëpp vraiment ay nit lañ ñoo xamante ne am na lu ñu incarné si dëkk bi koo ci tudd rek am na fu ñu ko teg donc am na benn homogénéité boo xamante ne gis nañ ko ci coalition boobu maintenant l'homogénéité nag ne veut pas dire forcément benn force politique boo xamante ne wala benn réalité politique boo xamante ne war nañ ko wane nag ci biir élection législative yi ñu dëgmal et su boobaa nag la ñuy xam lan la ñuy jaar ñoom en tant que leader mais tamit naka la ñuy organiser woo pour biir Sénégal ñu fexe nuñ fi amee doole. Moustapha bu ñuy jógee ci loolu dañuy wax ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr am na loo xam ne si ni nag lu ci yees ci li nga xamante ni moom moo di audition bi doxoon ci diggante docteur bi defoon na certificat médical bi moom moo examiné Adji Sarr bi xew-xew yi amee donc moom bi mu jàkkaarloo ak juge bi dafa daal di taxaw ci li nga xamante ni foofu la taxawoon nee na ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr moom moo ko examiné donc nag li tax mu examiné ko moom kii di maître Pape Samba Sow moom moo ko woo la veille des événements mu wax ko ne ko est-ce que yaa ngi Dakar mu ne ko waaw ci lendemain bi nag ci la daal di woowee ki nga xam ci la ko Pape Samba Sow woowee ngir mun na ko dafa am benn xale bu jigéen bu mu àndal bu mu nekkal dañu ko violé ndax dina ko mën a examiner noonu ci la ko joxee rendez-vous foofu ci Liberté 6 mu daal di jël ki nga xam ne Adji Sarr bi mu ko examiner nag nee na gis li nga xamante ni moom moo di benn déchirure ancienne de l'hymen donc de l'ex-masseuse de Sweet Beauté donc moom nag ki nga xamante ni moom moo di Pape Samba Sow moomu ñuy wax ni goro la ci ki nga xamante ni moom moo di Mamour Diallo waaye tamit moom mooy di avocat docteur bi nga xamante ni moom moo di Alfousseynou Gaye donc luñ ci mënti am daal moom mais loolee la xamante ni loolee la wax ki nga xamante ni moom moo di doyen des juges moom fa mu campé woon foofu rek la taxaw ba léegi muy li nga xamante ni moom la certificat médical bi wax donc Moustapha moom loolu moom moo yees te yaakaar naa ni loolu benn élément la aussi boo xam ne si ni am na solo trop ci dossier bi ndax dina am loo xam ne si ni dina ko leeral. waaw dina am lu mu leeral am na lu mu confirmer seen ay diir même su fekkente ne après def na ay prélèvement yoo xam ne daf ko jox beneen mbokku médecin am donc loolu tamit di beneen mbir boo xamante ne war na mën a livrer ay secret médecin boobu aussi convoqué nañ mais ñëwul ah waaw convoqué nañ ko mais ñëwul ñoom ñaar lañu convoqué woon mais Alfousseyni rek moom moo ñëw waaw dañ ko fàttee préciser waaw kon nga gis ne kon kooku tamit war na livrer mën a livrer part de vérité am ci li nga xamante ne mooy mbir mi xew mais lépp li ci mënta am rek mooy constat bu simple moom lañuy doore mooy li nga xamante ne yàgg nañ ko nit ñi di weddi ñu ne médecin bi loolu la wax ci certificat médical bi waaye ñëpp dañ doon wax naan kenn gisu ko amul ba boo ci waxee sax ñu jàpp ne
da nga am parparloo wala dafa am fooy jàpp ak looy def ak yooyu xam nga loolu moo tax mbirum Sweet Beauté bi doon lu naqaree waxee parce que soo waxee dina am ñoom dañuy gis ne yow da nga aw fii wala da nga aw fële mais boo xoolee mbir mi ni muy demee nga gis fay ni ñu ko tegee dafa am loo xam ne dafa simple trop su fekkente ne dañ ne kii dañ koo violé li ñu njëkk a def kay mooy yóbbu ca l'hôpital ba ñu xool bu ñu jëlee exemple li xew fële ca Bargny rek mais xale bu jigéen boobu nga xamante ne moo am 12 ans te ñu ne dafa sekk quoi mais bañ demee def certificat médical bañ koy bu ñu xool ko effectivement dañoo xool gis ne sekk nañ donc pour man dafa am ay loo xamante ne mooy pièce maîtresse su mbir mi léegi pièce boobu nag tey jii su sa manqué daanaka mbir mi dafay gasax dafay desati dootul bëri te li ñu nekk di gis ni jamono ji ak ni muy demee nii mi confirmer li ñuy doon wax dafay gën a sorel teesu viol bi ni ñu doon wax après nag leneen lu ñu bëgg a wax mën nañ ko cee wax mais su fekkente ne tey jii médecin bi dafa ñëw toog mu ne bi muy ñëw wanewul benn signe violence ku ñu violenté bi ma ko consulté gisuma fenn foo xam ne mën naa fee joñ ne violence am na ci attitude bi mu amee woon attitude bi elle semblait sereine maanaam ku dal amul perturbation wala mu tiit wala mu loo xamante ne koo xamante ne am na lu ko metti ci xolam ku jooy wala ku am benn souffrance boo xam ne duggee na ko ñëw kon yooyu yëpp boo ko gisee mu manqué mu am loo xamante ne te comme ni ko ni ñu définir suñu viol ci suñu code pénal bi nga xam ne dafa am yoo xam ne mënu kaa ñàkk am ni article 320 bu code pénal bi mu ne bu pénétration bi amee dafa war a am violence contrainte menace wala surprise waaw donc yooyu yëpp daanaka boo ci xool ba mën nañoo njort ne benn teewlu ci donc finalement après looy mën a wax boo jógee fa lan ngay wax consentement ngay wax boo nee consentement est-ce que di nga am loo mën a topp ci Ousmane Sonko déedéet délit d'adultère amul Sénégal moo tax ma ne démbale waxoon naa ko ma ne déglu bu ñuy déglu médecins yi ñoo ñu mën a dimbali tey ji Alfousseyni ñëw na wax am na benn coin de voile bu muy levé bu beneen médecin bi ñëwaat tamit dina amaat leneen lu mu yëkkati ñu xool xam ba xam su boobaa nag dinañ ci am takk bu leer parce que pour man ñaar ñi ñooy leeral dossier bi de mooy médecins yi pour man buñ ko évacuer rek bu kii ñëwee fi ñu toll nii ne mbir mi jeex na séqul dara amu ci parce que kii ñëw na ne deful violence gisuma benn violence ci kanamam ñàkk na ndawam lu yàgg loolu déjà c'est am favorable ak ki nga xamante ne mooy Adji Sarr yooyu yëpp de même ci xalaat nit ñi dañuy am déjà yeneen gis-gis yoo xam ne ñu ngi koy commencé am ñu doon am doute dañuy gën a am ay doute même si ba mu defee conférence de presse moom anticipé woon na parce que waxoon na nit ñi ne violé nañ ko bu yàgg après mi wëy di avancer ba kon tey ji kon cela suppose que ni anticipé woon na ne virginité am kon ñàkk ko guddi googu kon loolu tamit benn mbir la woon mais liñ ci mën a am rek ak liñ ci mën a tënkee ci wax jooju rek mooy pour man lu ñuy avancer rek thèse viol di gën a sori loolu moom xanaa nga gëmm say bët rek bañ a siggi xool mais lu ñuy avancer rek thèse viol di gën a sori xaw ma nag après leneen la ñuy ñëw beneen accusation la ñuy demee ak yeneen mais ku jël document yi wala ku lire kuy suivre affaire bi ni muy demee rek di nga xam ne tey jii viol dina jafe trop ñoom ay argument am nañ ko teg pour mën koo coller ci ginnaaw Ousmane Sonko mais li nga xamante ni aussi démb génn na ci audition bu ki nga xamante ni moom mooy Alfousseynou Gaye nekk médecin donc est-ce que tey bu ñu sukkandikoo ci loolu rek tey mën nañ bañ a dem ci li nga xamante ni moom moo di procès parce que su fekkente ni ki ñu jàpp ne dañ ko violé médecin bi su ko xoolee gis ne loolu amul je pense que tamit mën nañu def non-lieu pour bañ a dem procès. mais man tey ji li ma doon xaar rek mooy ñu ne sëyul ci 24 heures yi xam nga bu sëyul ci 24 heures yi tey ji dina naqare rek nga ne nit ki da koo violé koo sëylu nooy violé ak moom mais loolu prélèvement yi certainement moo ciy mën a wax lu leer parce que comme ne def na ay prélèvement yoo xam ne beneen médecin la ko jox médecin boobu ñëwul donc loolu moo ñu ciy mën a atte kooku tey ji bu ñëw nañu sëyul 24 heures yi mooy saa waay nag nañ wax leneen parce que viol dañ ne toute pénétration lañ wax nag bu ñu fàtte loolu mais ñu supposé que ne moom viol bi mu waxee ak fi muy waxee ni tamit ñëpp xam nañ ne yegg ci kawam lay waxee bokkul ak attouchement viol boo xam ne mukkalaf moo ko def ci xale bu ndaw boo xamante ne amaana loxoom la jël wala bant la jël wala leneen la jël loolu dañ koy considérer comme viol mais dans ce cas de figure amuñu jàkkaarluñu ak lu ni mel léeg-léeg la ñu gis viol boo xam ne sëy lay doon kon tey ji suñ demoon tey ji ba médecin ba la ñëw ne sëyuñu je pense que dafay am ay dootu amati raison ñu taxaw foofu naan dañuy topp ni ki viol si koo xam ne sëyul ay spécialistes ñoo xam ne dañoo def serment d'Hippocrate waat kooku tey ji bu taxawee ni ki séqul ak góor laalu ko fan yëpp ñu génn mais kan mooy taxaw naan da koy atte koo xam ne sëyul boo ko attee loo koy atte ak lan nga fay teg man moo tax ma ne démb bu ñu dégloo médecin yi rek bu ñu paree rek normalement yëf yi dafay leer duñu sori surtout ki nga xamante ni moom moo def prélèvement yi moom suñ ko déglu woon résultat yooyu suñ ko amoon jeex na mën nañ ko yemale foofu sax mais même kii li mu wax nii c'est pas à négliger parce que Mahfouz ku xam viol kii li mu wax nii rek Alfousseyni mi li mu wax rek c'est pas à négliger mais même bu ñu weesoo li mu wax
la ko sooke avant bu ñu ko négligé tamit. nit ki woo nit ki maa ngi lay indi niw c'est-à-dire préméditation boobu il faut ñu si bàyyi xel mooy waajal bi. viol bu ñu waajal viol prémédité ndax doonati na viol. kon surprise bi nekkatu fa. contrainte bi nekkatu fa. menace bi nekkatu fa violence bi nekkatu fa. loolu aussi mat na bàyyi xel. parce que appel bi mu recevoir appel bi waajal bi Dakar alors que dara xewagul. waaw donc loolu tamit ay mbir la yoo xamante ne. voilà dafay du arrangé ndaw si dafay dëggal teesu complot bi non seulement. mais dafay sori tamit teesu viol bi. loolu moo tax ma ne même docteur bu ñëwul tamit même su ñëwoon sax ne def ay prélèvement ne am na ay substance bi gis nañ ko ci ku góor ki la jóge du mën a tax ñu ne viol am na fa parce que kii li mu wax nii dafa bëri yoo xam ne dafay dàq viol dafay bëri yu dàq viol. et puis le nom de Mamour Diallo ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo di mbir mi parce que bu ñu fàtte ni maître Samba Sow boobu. gorom la Mamour ñëpp xam nañ diggante Mamour Mamour Diallo ak Ousmane Sonko. donc loolu toujours dafay tax mbir mi moo tax boo wéetee nga taxaw non affaire ñaari Sénégal non bu doon ñaari Sénégal kese du yegg si fii. bu doon Ousmane Sonko Adji Sarr kese la. amaan na kon kay day pare génn. est-ce que amul vengeance ci diggante. non mais c'est sûr loolu kay est-ce que amul parce que Ousmane Sonko daanaka Mamour Diallo jafe-jafe yi muy dund yëpp moom moo ko teg ndax fi mu nekkoon directeur domaine. donc Ousmane Sonko moo tax ñu jëlee ko fa. te yaakaar nañ seen problème maanaam yàgg na trop. non seen problème yàgg na. depuis impôt te xam nga malheureusement niñ ci duggee demuñ ci ak intelligence. parce que boo gisee Adji Sarr fuitel audio. après sa goro ñëw impliqué aussi après on parle d'autres personnes yoo xamante ne yow yaa doon def lii ñi naan yaay fay ñi yaay def na li mu am ay bëri yoo xam ne am na ci pour man je me dis que à un moment donné dañ ci demee ak paraxee loolu moo tax mbir mi bëri ay yoo xamante ne ay couac lay doon ay manquement doon maa ngi ko doon wax sànq man bu bon mbir la boo xam ne ñaari sénégalais kese la benn sénégal ak benn sénégal amaana du mel ni ki ñu violé wala ki jàpp ne dañ ko fi ëbbëg mën na génn jël taxi mbaa mu yuuxuut lu mu def dem bu dem hôpital bu mu dem ne seet leen ba ñu seet ko kenn du ne ko duñ la seet mënoon na am lu ñu koy defee par exemple ñu ne koy demal sa bopp rek boo demee demal ñu ne après nañ ñëw gérer ko ñu ne Adji Sarr moo demal boppam plainte jarul di bind ay plainte benn plainte boo xam ne ko bind xam ne lii avec un français académique la dugal ay article lépp nga kii ko loolu sax mën nañ leen ko nangul parce que mën nga am avocat mu bindal la plainte mais ay mbir yoo xamante dafa teel a dugal soupçon ci mbir mi te bu mu duggee nag loolu moo waral tey ji ñu bëri ñi nga xamante ne ànduñoo ak Ousmane Sonko sax ba ñu xoolee mbir mi déglu version yi dañoo taxaw ñu ne ah lii kat ab loxoo ngi ci biir te loxo bi ci nekk bu ñu ko seetaanee dana sëggal ak faagaagal benn opposant loolu moo indi woon coow li dañoo taxaw dégg nit ñi di wax coow li kii dugg na si kii def na si ñu ne mbir mi kat buñ ko yemaloon ci Ousmane Sonko Adji Sarr kese amaana du yëg si fii mais niñ ko bëggee profité la taxañ ko jël waa ji jàpp ko noonu dëj ko ci police bi loolu moo indoon leen frustration et gis nga dossier bi lu muy avancé di gën di dem rek ngay constaté ne am na ay loxo yoo xam ne dugg na ci biir maintenant léegi nag après ku nekk assumer ses responsabilités en tout cas loolu moom moo génn ci audition bi amoon na ci diggante doyen des juges ak médecin boobu nga xamante ni moom moo di Alfousseynou Gaye moom moo examiné woon kii di Adji Sarr daal di tuumaal ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko jiite Pastef lii di viol ak menace de mort donc ma bàyyi la nga daal di tëj bu fekkente ni amuloo loo dolli ci sujet boobu. waaw fi may tëjee rek mooy sujet la boo xamante ne yoon mi ngi ci ay tànk du ñu dimbali. man gis-gis boobu laa ci am le juge Maham Diallo. mi ngi ay tànk du ñu dimbali contraire ak li nga xam si loolu ak yéexaay bi ñu constaté woon. ak yooyu noonu yëpp waaw. parce que fi ñu toll nii gis nga même PV yi nga xam ne day fuité sax nit ñi si jot lu baax la. parce que fi ñu toll nii ku ñu dégloo rek ba ci ëllëg sa rek nit ñi xam nañ fi mbir mi féete donc balaa ñoo dem procès tey ji wala balaa juge bi di jël décision nit ñi xam nañ mbir mi war toog ba noppi imagine toi tey ji benn médecin bi ñëwoon wax li nga xamante ne moom la jëlee ci prélèvement yi après ku nekk da ngay gën a am takk bu leer nag su fi taxawee naan ñu ay dañuy dem procès dañ naan mais buñu demee lan lañ fay wax ak luñ fay waxtaanee même su amee kii lan moo tax mu wax lii donc yooyu yëpp pour man ay mbir la yoo xamante ne juge baa ngi ñuy dimbali actuellement parce que il faut que mu dimbali ñu évacuer dossier bi ñu jàll ci leneen nu mu koy évacuer mooy mu jàpp ci audition yi comme ni mu koy defee nii képp ku mu war a déglu mu déglu la buñ ca yeggee bu gisee ne dañoo war dem procès mu dem procès bu gisee ne waruñoo dem procès dafay def Ousmane Sonko non-lieu mu jox ko non-lieu mu dem ñu jaaree fa mbir mi mais nag am na loo xam ne waruñu ko mën a suul mooy nit ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakken loolu nag moom état wu Sénégal war na ci taxaw képp koo xam ne responsable nga parce que ay bakken lañ nag du ñu ay xar d'accord mi ngi noonu jaajëfal la bu baax a baax Libaas Mbaye moo nekkoon ci wàllum réalisation bi Korcoro donc yéen ñi nga xamante ni yéen doon topp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen souhaiter aussi bonne fête de Korité waaw par anticipation dina am certainement ñoo xam ne suba la ñuy julli dina am ñoo xam ne ginnaaw suba la ñuy julli ñuy ñaan yàlla ñu yàgg koo fekkee
yàgg koo feete def ci lépp luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko. di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq waaw di baalu ñëpp àq nag tamit waaw parce que waaw am na koo xam ne tamit foog mu baalu ñu àq tamit day dugg ci commentaire duñu dégager rek. duñu dégager waaw kooku moom xam naa ni. j'ai oublié son nom waaw même man dama fàtte turam. foog mu baal ñu àq nag waaw xam naa ne ñi ngi koy tooñ mais ñi ngi koy baalu àq parce que wax dafa jafe. waaw dañuy wax toujours di am ñoom di leen gaañ. nit dina la saaga nit dina la def nii parce que day yaakaar ne yow peut-être yaa ngi offensé leader am wala yaa ngi wax ne arrangé wu ko. fekk sa xalaat rek ngay wax sa xalaat ngay wax bu subaa nga wax lu ko arrangé mu tàccu la ne tu es le meilleur. gannaaw soo mu ñëw saaga la. moo tax yooyu jarul di bàyyi xel lu bëree bëri daal. ayca jaajëfalaat naa la bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp aussi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox tik daje ba talaata xam naa ni altine la ñuy fas yéene julli donc ñu ngi leen di jox rendez-vous ba talaata jaa ngeen jëf. Bientôt au Sénégal, Lions of Africa présente Tal India. Après avoir effectué 2 visites en Inde, en passant par la Norvège, Lions of Africa décide de rendre la balle au Sénégal. Une fusion de cultures indiennes et sénégalaises dans une atmosphère de folklore. Sous la présidence de Monsieur Macky Sall et sous l'égide de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Sous le parrainage de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Les 6, 7 et 8 mai 2022 à Dakar, Saly et Saint-Louis. Les cultures indiennes et sénégalaises à l'unisson. Lions of Africa. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax